alors kon bu ma la déggee mooy da nga génn carrément ci journalisme dugg carrément ci politique. loolu nga def. xam nga engagement la xam nga métier moom métier la yàlla la koy wërsëgale. xam nga man dama bokk ci ñi nga xamante ni dañoo gëm ne doomu aadama du définir boppam à travers sa profession ou sa fonction doomu aadama ëpp na loolu. tey jii révolution industrielle rek moom moo indi nit ki di définir boppam ci formation ci profession wala yenn saa yi sax ci fonction bu muy occupé. ci benn jamono nga ne je suis journaliste man tout ce que j'ai voulu être li ma bëgg a doon rek mooy un serviteur de l'humanité un serviteur de la République un serviteur de mon pays jamono bu ci nekk question bi may posé wu par rapport à toutes les questions yu ma mës a débattre ci espace public ñaari question principielle laa ciy laaj suma bopp de quoi s'agit-il ndax li may wax bëgg naa ko xam. beneen bi mooy où se trouve l'intérêt général. ñaar yi fu ma mës a nekk loolu moo guidé suma action fu ma mës a toll loolu moo guidé suma action loolu la ñu ma yar ñi ma tudd léegi tamit nga xamante ni ci ñoom laay xool ci ñoom laay roy ñoom tamit jàpp naa ne seen dund yëpp dañ ko jox li nga xamante ni moom mooy doomu aadama yi li nga xam moom mooy humanité yi. yàlla en 1000 comme en un mot. li ma yitteel rek mooy nan laay def ba servir davantage et plus. d'accord alors nga yoroon métier boo xam ni amoon nga ci occasion servir. et davantage plus. parce que man loolu laa jàpp. ci journalisme. mu amul ñoo xam ni itam. ñi ngi la ci roy. ñi ngi la ci sopp. ñi ngi la ci bëgg. mais ñooñu bu ñu gisee nga def leneen. mais dina nekk déception ci ñoom. waaw ñooñu li ma leen di wax rek mooy yéene ji ma amoon ba ñu bëgg ma ci. ci place bi may toog en tant que journaliste di wax. yéene ju ko raw laa am ci taxawaay bi ndax fii dama doon toog waaye dama am yéene taxaw ci assemblée nationale taxawal leen fa taxawaay boo xamante du ñu gis différence bi waaye dañuy xam ne yéene ju ko ëpp moom moo ma yëkkat te yéene nag yàgg naa dugal borom donc yéene ju ko ëpp laa am pas-pas bu ko ëpp laa am itte ju ko ëpp laa am ngir gën a mën a taxawal suma réew ci. waaw mais xam nga loolu c'est une partie assemblée nationale benn pàcc la. benn wàll la. bokkul ak par exemple le journaliste bi nga xam ne am na liberté am. nga xam ni suba ba ngoon. wala guddi ba bëccëg. saa yu la neexee. mën nga génn wax sa xalaat ci benn affaire. c'est-à-dire plateau yi invité la. nga nekk un chroniqueur nekk rubricaire quelque part. mais bokkul. ak par exemple pàcc bi nga xam ne assemblée nationale la. ay loi moo fa nekk dëgg la. jëriñu askan bi la dëgg la mais lii bokkul. xam nga foofu Pape dafa am solo tellement parce que ndeysaan législature yi fi jàll yëpp ak assemblée nationale dañoo nërmeel institution boobu. waaye lii yëpp nga cité ni mu amee solo ba dafa mel ni sax dem nañ ba benn jamono dafa mel ni sax journalistes yi ñoo doon jouer rôle parlementaire. ñoo doon jouer rôle assemblée nationale la défaillance institutionnelle bi nga xamante ni am na foofu. ba dëppook lool li sëñ Fallou doon wax naan li yées ci kilifa. mooy sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la te dajeeguma ak sénégalais dama leen koy laaj fu may dem dajeeguma ak sénégalais boo xamante ni dina am soxla xelam dem ci assemblée nationale. mais tey jii li nit ñi ñooñu doon ñu topp doon wër ci di ñu ko xool ci télé bi. di ñu ko seetaan guddi ak bëccëg suba ak ngoon tey jii jàpp nañ ne assemblée nationale soloom ak taxawaay bi nga xamante ni député war na ko am dina fees lool. barab boobu bu fekkee ne am na ko. solo si bu fekkee ne kañu fa yóbbu xam na lan moo tax mu dem fa liggéey bi matal na ko te man fi ma nekkoon muy journaliste aussi li ma doon yitteel jamono bu ci nekk mooy nan laay def ba fees barab bi ba la tax ma dem fa nit ñi gis ko ci man. te jàpp naa ne assemblée nationale boo joué rôle bi nga war a joué dëgg taxawaay bi nga taxaw duñ la tëj te justement baatul liberté bi nga tudd dafa am solo parce que pour que député bi te dinañ si ñëwaat ci biir waxtaan bi pour que député bi mën a saytu. li nga xamante ni mooy décision bu jóge ci gouvernement contrôler l'action de l'exécutif il faut qu'il soit libre waaw loolu xëy na dinañ si dellu si waat loolu moo waral sax ñun bi ñu jógee ñu ne du ñu tànn nag yoon yi gën a yomb mooy dem dugg ci coalition. ñu ne ñun dañuy tànn demal suñu bopp laaj njëkk sénégalais yi ndax bëgg ngeen ñu bokk ci. suñ ñu ci bëggee ñu bokk ci ñu ne leen seen yéene nag eggale leen ko le 31 juillet ci urne yi loolu ndax liñ ci bëgg rek mooy bu ñu fa eggee du ñu nekk député Massamba. du ñu nekk député Mademba dara du ñu tënk dañuy am totalement liberté boo xamante ni képp koo xamante ni yor nga gafaka Sénégal yor nga benn pàcc ci Sénégal jóge ci gouvernement boo fa toogee dinañ la laaj liñ la war a laaj ci fulla ci fayda ci xam-xam ci itte ju mat sëkk ak teggin. lii moom moo ñu yëkkati te liberté boobu je pense que ne man jàpp naa ne mën nañ ko gën a am. bu ñu askan wi yónnent boo xamante ni wóor nañu ne. yaakaar yi ñuy dajeel yàlla xam na ne Pape Ngagne sa yaram day daw boo nekkee ci caravane yi da ngay nekk ci caravane yow nga toog ci oto Djibril Fall
jaam bu xeebu nga toog ci oto gis ay jëmm yoo xam ay kilifa lañ ay mag lañ ànd ak yow di distribuer say spécimen di daw ci biir naaj bi ci biir taw bi tey da doon taw tey bi ñuy nekk Kër Massar may waxtaan ak ñi ma nga xamante ni ñoom laay nekkal ne yaakaar yi ku ko tas gëw ma ne dina la jig ndax ñi yaakaar rek la ñu am ci yow nekk doomu aadama comme yow ëppale wala dara wala ñu ëppale lépp ñu feeñal yaakaar jooju di daw ñu seetlu nag ne ñun am na benn triptyque boo xamante ni moom moo amoon boobu ba tey boo demee di laaj sax fi mu ne da ngay jaaxle parce que dañ lay xoolee comme politicien bi ñëwoon démb nax leen parce que triptyque bi mooy séduction élection trahison lii moom moo tax bi ñu ko seetloo ba seetlu ko ñu ne ñun nañu dem ak suñu yéene am une profession de foi yëkkati suñu kaddu daal di ne bëgg nañu ngeen dénkuñu te li tax profession de foi bi am solo mooy kaddu li tax mu am solo keroog dañu dem profession de foi boobu da nga ko def sous forme de contrat comme ni ma gisee ñu koy def contrat ci législature wala profession de foi la boo xam ne da nga ko verbaliser noonu di ko wax ak ñoom dañ ko tënk ci document ba pare li ci ëpp solo document boobu ani moom moo ngi fi dinañ la ko jox après sëñ Madaour jox la ko Madaour Sylla donc li nga xamante ni moom moo ci am solo mooy kaddu gi ñuy yëkkati ne am nañu yéenay def parce que li doy waar Pape Ngagne mooy dañoo dem léegi ba société boo xamante ni kenn gëmatul kaddu kenn gëmatul sax kenn ndax rupture de confiance boo xamante ni am na mooy jur yenn saa yi maanaam kenn wóolootul kenn mooy jur défiance nga xamante ni yenn saa yi boo jàkkaarloog autorité. mais est-ce que loolu aussi bokk ci par exemple nga nekk journaliste ba ci yàgg nga bëgg a dem ci politique. est-ce que par exemple rupture de confiance boobu itam mën nañ ko tuddee noonu. waaw mais xam nga lan moo doon wax comme par exemple vous concernant yow. ñu xam la ci benn affaire jékki-jékki nga bëgg a tarxis ci leneen. justement tarxisuma justement pour bañ rupture de confiance boobu dañ moo tax bi ma eggee ci bëgg a def politique ma bañ a toog ci biir mel ni ku nekk ci biti fekk ne mel ni ku nekk ci biir ndekete nekkatuma fi. nekk fi am ñu ma fi nekkal wala am lu ma fi nekkal loolu moo tax bi ma demee ba yëg ne mënatuma ko rek foog ma génn ma daal di génn ba set wecc daal di taxaw fële pour confiance bi bañ a deñ parce que lii dindi confiance bi mooy nga bañ a nekk yàpp bañ a nekk jën toog ci biir di ko def ba pare beneen bi nga xamante ni bon loolu débat d'école la ndax fi mu ne nii boo xoolee tey en France di nga gis ne journalistes yi da nga ciy gis ñoo xam c'est des journalistes de gauche ñu assumer ko nga dem feneen boo demee États-Unis dafa gën a exacerbé wu dañ ko assumer tout à fait sunu réew war nañoo egg ci nit ki ligne idéologique am mu assumer ko totalement mais pour revenir ci li ma doon wax léegi par rapport à la rupture de confiance bi nga xamante ni profession de foi dafa am solo mooy que ñu yëkkati suñu kàddu parce que contrat de législation xam nga boo dellu see ci profession de foi dafa am solo rek man pour man dafay xaw a paradoxal par rapport ak yow sa gis-gis parce que profession de foi man li ma jàpp mooy boo jàppee ni yow taskatu xibaar nga jàpp nga ko sa métier la mais ci nga am say diplôme loolu lañ la xamee mais pour man loolu doy na bon sauf que